J'ai personnellement, moi, saisi le procureur de la République qui ne réagit pas. J'ai saisi l'IGE qui ne réagit pas. J'ai saisi l'OFNAC qui est le seul à réagir sur une affaire grave de détournement qui concerne Mamour Diallo, directeur des domaines et membre éminent de l'APR, qui n'est pas à son coup d'essai, parce qu'il a été épinglé par d'autres rapports, notamment l'IGE, la Cour des comptes. Une affaire de 94 milliards, imaginez-vous. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi suivre seen chaîne Gandiol TV ñu ñëw ak yéen ci seen deuxième numéro ci étude ak analyse kàddu yooyu ngeen dégg Ousmane Sonko yëkkati ci nasaraan mooy xamle ni Mamour Diallo dafa sàcc li nga xamante ni mooy 94 milliards maanaam juróom-ñeent fukki milliards ak ñeent loolu nag ay kàddu tuuma la yoo xamante ni Ousmane Sonko yëkkati na ko teg ko ci ki nga xamante ni moo di noddu Mamour Diallo di kenn ci gouvernement bi ba tax li nga xam ne moo di enquête parlementaire ubbi ci ñu déglu ci Abdou Mbaw. mais Ousmane Sonko moo tuumaal ki nga xamante ni mooy Mamour Diallo xam nga loolu nag c'est une affaire strictement privée mais bi mu coow lu jógee ba ñu xam ne ci wàllu mbiru Sénégal la Assemblée nationale comme ni nga xamante ne nii moom noonu la war a def mooy toogal askan wi mu ibbi ci li ñuy woowee commission d'enquête maanaam commission boo xam ne daf ci indi ay leeral. mbokk yi commission boobu nga xam ne moo di commission d'enquête parlementaire boo xamante ni li ko tax a jóg comme ni ko Abdou Mbow waxe mooy jéem a leeral li nga xamante ni mooy 94 milliards yooyu juróom-ñeent fukki milliards yi ak ñeent yi nga xamante ni Ousmane Sonko accusé na ko Mamour Diallo. loolu nag mbokk yi doon loo xamante ni tax na Ousmane Sonko ne moom du wuy ji li nga xamante ni moo di enquête boobu ndax gisut njariñam. gisut loo xamante ni war na ko amal ba tax muy wuy ji ñu déglu kàddu Ousmane Sonko. yëpp rapport IGE la li ñu sàcc ci réew mi ay milliers de milliards ay rapport IGE rapport Cour des comptes Assemblée nationale mu see yëngatu. man dans ce dossier là man maa bind procureur xam nga ku bind procureur commission d'enquête parlementaire amatu fa parce que commission d'enquête parlementaire su paree day dem joxi procureur wala. kon yi ñuy def ay yëfu tappale la foog ni mun nañu yàq sama campagne man dama leen uy jiwul ndax aw ma jot. je suis candidat. dans une semaine élection yi commencé du ma leen uyu du ma wax ak ñoom man procureur laay uyu saa su yàgg d'accord rek ubbi sama plainte bis bu ubbee sama plainte nag naa dem ba foofu ne ko Mamour Diallo ak ñi mu àndal sàcc nañu 94 milliards. kon Ousmane Sonko saxal na ne moom du wuy ji leeral na itam lan moo tax du wuy ji waaye ñu déglu réaction li nga xamante ni moo di commission bi ci ñàkk wuy si ak gopp Ousmane Sonko. Ousmane Sonko li mu ñëwul du yàq dara ci sunu liggéey déedéet. du yàq dara ci sunu liggéey ndax li tax du ko yàq moom li mu wax lu leer la ndax ci conférence de presse la ko waxe wax détourné diw détourné na ci détournement boobu xaalisub Sénégal loolu moo tax commission bi judd. ginnaaw commission bi juddu na kon dafay laaj ñaari parti yëpp mooy ñi nga xamante ni ñoo accusé ak ñi nga xamante ni ñoom la ñu accusé ñoom ñaar ñëpp kon dañ leen a war a déglu. ci li nga xamante ni moo di problème bi ñoom ban gis-gis lañ ci amee wala ban taxawaay lañ ci amee loolu am na wala amul nañu dégluwaat ba tey li nga xamante ni moo di commission bi. bi ñu convoqué lu toll ci lu ëpp fanweeri nit moom rek moo ci ñëwul ak benn waayam joo xam ni moom ñoo bokk liggéey ñoo bokk parti ñu di ko wax Ismaïla Ba mu lànk ni du ñëw wax waayam jooju ni ko lànkal bul dem loolu nag naqarlu nañ ko mettitlu nañu ko. ndax bokkul ci comportement boo xam ni comportement républicain la bokkul ci it ku bëgg a leeral ndax aussi mënoo jël nit ñi nga accuser leen ca fa ñu koy leerale nga ni du ma fa dem. fa ñu koy leerale muy assemblée nationale moom itam ñi nga xam ne moo di député yi nga xam ne ñoo fay siéger ñoom it am nañ ci gis-gis yu wuute. ki ñu ciy njëkk a déglu mooy Awa Gueye di deuxième vice-présidente bu assemblée nationale. li nga xam ne moom laa ciy am rek lu may métti lu mooy ki nga xam ne moo yëkkati coow li fu ne mu dem fa wax affaire 94 milliards bi nga xamee ne woo nañ ko pour mu ñëw uyu si assemblée nationale ñëwul ka nga xam ne mooy gérer société bañ ko woowee ñëwul waaye loolu doyul dafa continuer di wax na ay collègue am naan ay petit député la ñu ak ay député yu ñu manipuler dans la presse ñun ñëpp yëgandoo nañ ne il est en tournée à Ziguinchor kon moom du ñëw faa kon moom xaaruñu ko daal mu teew fi mu ñàkk fi teew ñun suñu devoir la ñuy def. keneen itam ko am taxawaay bu mel ni bi mu am muy Pape Songa Diouf di naataangoom moom it ñu déglu ko.
man je l'ai dit su waxee dëgg indi ay preuve yu leer na li mu wax dëgg la maa ngi ci ginnaaw accusation ne dafay ànd ak preuve réew mi réewu droit la fii danoo ñëw pour leeral askan parce que nous représentons le peuple nag boo ko représenté yu mel ni am da nga war a taxaw leeral la leen. Mamadou Diop Decroix moom li muy métti lu mooy jëfi kumba am ndey ak kumba amul ndey ñu déglu kàddu yi Mamadou Diop Decroix. am fu dëgg gi féete c'est tout bu ñu demee ba xam nag lu ciy dëgg ñu seet ba xam lan la rôle nguur gi nekk rôle justice li mu laaj mooy ñu bañ a am kumba doxal kumba am ndey ak kumba amul. niki noonu ñu déglu Mame Diarra Fam bu PDS bi jàpp ne dëgg gi commencé na feeñ. dëgg commencé na feeñ. moi je pense que comme ki nga xamante ne mooy juge d'instruction bi autosaisir na ci dossier bi ba waxtaan ak ki nga xamante ne moom moo porté plainte moi je pense que lii ñuy def nii dañ koy def rek yokku xar mi karaw mais mënoon nañu xaar parce que si justice duggee vraiment wax dëgg yàlla lii day génn assemblée nationale day génn. ginnaaw bi nga xamante ni nag enquête bi jeex na ba ñu war a amal bis bi nga xamante ni ci lañ député yi di dogal ndax dañoo war a rendre public li nga xamante ni moo di rapport bi wala déet te muy plénière bi boobee ci la Ousmane Sonko gën a mën a fëgg dënnam di wane ne la mu nekk lu wér la te lu mu ñeme la nañu déglu ay kàddoom ba tey. ku jóg yëkkati tuuma ne luubal nañu lu mat 94 milliards ba pare am sañ-sañu déposé plainte ci table procureur loolu assemblée nationale amu fa yoon te bis bi ngeen tëggee tribunal ngeen bu tooy théâtre bi war a am assemblée nationale waratul am fi mu toll nii ndax yoon dafa rek bu tribunal jëlee dossier bi rek assemblée nationale fay na li ma lay wax nii article 48 règlement intérieur de l'assemblée la na ngeen leen tuddee commission saay parlementaire lu mu leen jaral dinañu ko jaral. kon nag mbokk yi loolu mooy firndeel ne rek mbirum politique buñ ko ci seetee da ngay gis ne parti bu nekk muy kenn ku nekk fa nga féete yaa ngi fëgg sa dënn di wax ne yaa nekk ci yoon moo xam ñi ànd ak Mamour Diallo te féete ci nguur gi wala Ousmane Sonko ak ñi nga xam ne ñoo féete ci opposition bi ñoom ñëpp kenn ku nekk di xamal ne ñoo nekk ci dëgg loolu nag li ko mën a régler rek lenn la muy fi nga xamante ni fa la mbaxana doone benn te moo di yoon googu nag mbokk yi ba tey nekkaat problème boo xamante ni moo gën a pire sax bi nga xamante ni moom la ñuy séntu ci wàllum politique bi parce que yoon googu ñi nga xamante ne ñoo ca xam dara ñoo xam ay avocat lañ wala ñu seen xam-xam màcc ci wàllum droit wuute gu metti lañ ci wuute nañ ci njëkk a déglu ki nga xamante ni moo di Maître El Hadji Diouf. d'abord juge bi doona ko liggéeyam ci wàllu yoon ndax bala muy commencé liggéeyam da ngay fay consignation boobu mu ngi ko wax ne ko da ko fay ba pare procureur def réquisitoire mu soog a ubbi dossier bi commencé koo laaj bon sax ne na bu ñu ma laajee dinaa yóbbaale samay dossier maa ngi ko yore sama classeur loolu mooy wane ki laaj ko démb dara day wax ba pare di contredire boppam parce que du wax dëgg déglu ko daf ko laaj ko ne wax sax sa plainte yi ba léegi daa ngi koy dëgëral mooy confirmation de plainte mu ne waaw loolu rek waaw jeex na oui damay confirmé mu ne kon fayal 100 000 loolu rek la muy ñëw réew la ñam naan affaire bi nangam gagné naa waaw gagné pare dafa tiit xam nga loolu yenuwul maanaam les commissions d'enquête bi bu fekkoon ni même juge bi dafa ubbi dossier bi moom liggéeyam pare na depuis le mois d'août ba mu jël rapport bi jox ko jébbal ko président assemblée léegi ci lu yoon article 48 règlement intérieur bu assemblée dafa ni commission bi bu rapport am paree même jéggal ko président assemblée liggéeyam jeex na tàkk te yoon dafa ni bu justice commencé commission da war a dakkal kon du dakkal ndax pare na ba pare kon moo gën a xam ne commission bi mënuñu dakkal liggéeyam ndax pare na liggéeyam plénière bi muy assemblée bi yëpp mooy daje tey pour seetu rapport boobu kooku buy bind président assemblée naan ko commission bi daa war a arrêté ban commission plénière la moo xam ne ko mais di bëgg a jaxase bopp nit ñi mais moom lu muy ragal commission bi du tëj moom moo ni diw sàcc la moom néew ni moom moo sàcc de kon moom lu muy ragal ci commission bi bu seetee la muy seet est-ce que moom da koy tëj xëy na xam na ne moom waxul dëgg te comme du wax dëgg te wax lu dëgg loo xam ne mën na taar réew lu toll ni juróom-ñeent fukki milliards ak ñeent nit ñi mën a wàcc ci mbedd bi di laaj seen xaalis ci toj dëkk bi toj fekk du dëgg loolu mën na la yóbbu prison ndax ngaa bëggoon taar réew mi. bu ñu dégloo kàddu yu Maître El Hadji Diouf yi dafay mel ni dafay firndeel ne Ousmane Sonko li nga xamante ni moom lay wax lépp dara amu ci niki noonu itam li ko ci mën a fekk bari na lool ndax li mu wax mën naa taalub dëkk te dara amu ci beneen bi ci toppit mooy ay tuuma la ay sos la yoo xamante ni du teguwul ci dëgg laluwul ci dëgg loolu ngay dégg ci kàddu yi ki nga xamante ni moo di kàddu Maître El Hadji Diouf ba noppi saxal ne li Ousmane Sonko di wax daf koy def rek pour ñi nëxal xelu ñi nga xamante ni moo di sénégalais yi nga xoolaat keneen ki nga xamante ni moo di Maître Babou moom it yan gis-gis la ci amee.
li nga war a xam d'abord commission d'enquête parlementaire day gëstu rek du tëj kenn du nit kenn yaa tooñ raawu ci kasa bi yow defoo dara kenn du la topp déedéet loolu amu ci wante li am ba des mooy fi mbaxana nekkee benn yoon su yëkkatee kàddoom commission d'enquête parlementaire day daal di niil warul sax ŋaang juge bi moom la yoon may mu enquêté ci lépp gëstu lépp ubbi lépp ak jumtukaay yi mu am moo ko war a def léegi nag même ku jàngul droit war ngaa xam ni loolu li Sonko wax jaar na yoon léegi soo bàyyi woon assemblée nationale wax ni bàyyi naa diw wala diw ci affaire 94 milliards yi yoon daal di jóg ni déedéet diw boobu tax na est-ce que loolu xel mën na koo nangu ci réew mu organisé comme Sénégal looloo tax ñu ni fu juge waxee man bi yàgg naa ko wax lépp arrêté ko nag loolu mooy ware ni puisque léegi ubbi nañu information commencé nañu gëstu dama ni assemblée nationale amul droit sax ubbi session ci loolu lépp la war a arrêté ndax su ko defee nar na fee indi loo xam ni kuleet Sénégal assemblée nationale waxe nii enquête judiciaire waxe nee te loolu du doxal am réew kon nag d'accord nañu ni assemblée nationale wóoratul sax woote day suspendre lépp ci ne te kenn waxatul sax lu ci jëm su yoon dugalee loxoom ci mbiri 94 milliards assemblée nationale amatul benn cër di ci waxatuma laag nag convoquer une session extraordinaire pour joxe des résultats yoonam nekkatu ci dafa war a taxaw. loolu nekk kaddu ñaari avocat kenn ki di maître El Hadji Diouf nga xam ne moom totalement dafa dàq li nga xamante ni moom la Ousmane Sonko wax ki nga xamante moo di maître Abdoulaye Babou te jiite woon fi commission des lois ci assemblée moom ànd ci li nga xamante ni moom la Ousmane Sonko wax dëggal ko ci jàpp ne commission bi ci boppam warutoon a exister jamono ji nga xamante ni ñu ngi joxe li nga xam ne mooy rapport bi yooyu yëpp nag mu nekk wute goo xamante ni waa loi ci boppam ñi nga xam ne ñoom ñoo xam yoon ñoom ñoo koy wute te nag mu ngi ci table juge bi nga xam ne moo war a décider assemblée moom nee na ki nga xamante ni moo di Mamour Diallo set na wicc Ousmane Sonko da koy taqal da koy sosal léegi nag xamuñu bu ñu demee ci fi nga xamante ni fa la mbaxan doone benn ca table ba li Ousmane Sonko di wax ne am na ay preuve bu ko tegee ci table bi ba bis ñu xëy ne kat Ousmane Sonko moom moo nekk ci dëgg léegi li assemblée waxoon fan lay nekk kon mbir la moo xamante ne commencé na indi ay jaaxle commencé na indi ay lëj-lëj yoo xamante ne ci diggante yoon la ñuy ñaan itam li nga xamante ni moo di mbir mi ñu teg ko ci rek yoon bi nga xamante ni moom moo nekk ci yoonu Sénégal ndax ki nga xamante ni moo di kenn ci concerné yi di Ousmane Sonko moom jàpp na ne sax mënees na ko taqal ay mbir ba tëj ko mbir yooyu mu lim nañ ko déglu. ñoom juróomi mbir la ñuy wër dañoo am seeni laboratoire pour mun a jaar foofu ne teg nañu loxo ci ñun bu njëkk ba mooy diffamation wala ñu ne diffusion de fausse nouvelle ñetteel bi mooy li ñuy tuddee dénonciation calomnieuse ñeenteel bi boobu nag yéen la concerné mooy trouble à l'ordre public atteinte à la sûreté de l'État nañ ko jàpp juróom-benn bi nag mooy li ñuy wër ci rajo yi di mbéj mbéj ak ci réseaux sociaux yi naan na génne ay preuve bu ko defee boo génnee ñuy recel de document. kon mbokk yi mbirum 94 milliards yi ci côté politique am na jafe-jafe ci côté yoon itam gis nañ wute yi ci am ci diggante ñi nga xamante ni ñoom ñooy avocat yi kon rek mu des kenn ki nga xamante ni moom moo war a jël dogal yi wax ne diw sangam taq na wala diw sangam set na te moo di juge bi nga xamante ni moom la dossier bi nekk ci tabulam kon nag li ci des rek mooy ñu ubbi suñuy bët te xool li nga xamante ni moom la Ousmane Sonko di wax ndax dëgg la Mamour Diallo lekk na xaalis bi yorel na Sénégal lu toll ci 94 milliards wala boog Mamour Diallo taqewu ci laalu ci li ñuy tuumaal la Ousmane Sonko ci ne dafa am intérêt ci mbir mi loola moo am wala déet loolu lépp mu ngi ci sunu kanam li ci kanam nag rawti gët waaye daal lu ci mën di am nañ ko teg ci yoon nañ ko teg ci droit nañ ko teg ci dëgg nañ ko teg ci seen aqulaay taala ba àtte li nga xamante ni moo di dossier bi fa mu war a jaar ndaxte kat Sénégal soxla na ñu dellusiwaat ci valeur yi soxla na ñu dellusiwaat ci li nga xamante ni moo di jikko yu rafet yi te lal lépp ci dëgg bañ ko lal ci fayantoo wala parparloo wala yu mel noonu ci seen beneen numéro incha allah dinañ ñëwaat ak yéen wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh